ñeel itam génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Maguette Wade nekkoon aw animateur ca RTS moom itam liggéey lu rëy ci lu toll ni wàllu média rawatina lu soxal wàllu caada bëri na ci ay artistes yoo xamante ni moom moo leen tàllal loxo daañu dikkaat ak jaar-jaaram ànd ci ak Corombaar Ndiaye wàllu yoon itam jàpp leen ne chambre administrative bu cour suprême daal nay taxaw bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di mbirum juge Ngor Diop xam ngeen ne moom moo nekkoon président bu tribunal bu Podor Ngor Diop ñu affecté woon ko ci weeru août atum 2020 comme conseiller ci cour d'appel bu Thiès cour suprême nag taxaw na ci loolee daal di koy neenal lañ ca jublu bokk na rek ñàkk yemmoo wala bokk ñàkk dëppoog li nga xam ne moom moo di article 6 wu statut yu magistrat yi daañu wax itam ci njëgum dund yi nga xam ne wàññi nañ ko xam ngeen ne toll na ci fukki fan ak juróom diwaan bu Kaolack itam foofee lépp lu soxal ceeb bi jamono yi nag kilogramme bi mi ngi ci 290 francs lu soxal itam wàllu suukar si mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk jamono yi may wax ak yéen jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wi itam mi ngi janoo ak yenn ci ay acteurs ngir daal di waxtaanee mbir mu ni mel daañu wutali bitim réew wax itam ci li nga xam ne moom moo di takkum masque yi diwaan bu Belgique foofee nag jàppale ne nekkatul benn yoon li nga xam ne moom moo di obligatoire xam ngeen de mbas mi jaar na foofee la mu faat ci ay doomi aadama bari na trop mbokk yi buñ ci noppee daañ ci toftal lu mel ni wàllu tàggat yaram daal di ci toftal itam li nga xam ne moom moo di xët yu njëkk yu yéenekaay yi léegi ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñuy door jotaay wi xam ngeen ne bés ni ki tey yemoo ko fukki fan ci weeru mars bés wi ñu jagleel li nga xam ne moom moo di feebaruk wàllu rein fii ci réew bu Sénégal limuk doomi aadama daal nañ ci laale bés bu yàlla sàkki itam ñuy dox seen digganteeg kër docteur ngir rek daal di amali dialyse ak yeneen yu ñuy xeetoo ca diwaan bu Ndar Géej téeméer boo jël juróom yi ñoom ñoo ko fa amee ñu teewlu ci reportage bu Aminata Mbaare Sow Younous Diatta. amee feebaru roño di wéy di dund lu metti kii ñu fekk ko ñu koy defal dialyse di ñu wax li muy dund. tey ji mën naa ñëw indi par exemple 2 kilos machine bi tiré ma 3 kilos donc xam nga xëcc na ma laa si fatigué dan laa koy remplacer la. bu dul dialyse mën nañ amal transplantation rénale ni kii nga xam ne moo di Abdou Karim Gueye. sama donneur sama frère la Baye Fara moom moo doon sama donneur macha allah man tam maa ngi koy gërëm di koy sant parce que li mu def nii lu rëy la. opération bi ak coût médicament il a fallu que mu jaay appartement ci kaw boobu ay saa yi nii benn appartement rek la dese. fii ci Sénégal ñiy dund ak feebaru roño daal dinañu takku loolu ñi nga xam ne tamit ñu ngi su dialyse naka noonu. li tax man ne dafa bëri na fi xam nga am na benn liggéey boo xam ne suñ naataango professeur Sidi Seck moo ko defoon ci région de Saint-Louis yëpp soo ko jàppee téeméer bu nekk ci nit ñi juróom ñi am nañ insuffisance rénale xam nga loolu soo ko xaymaa ci population Sénégal nga xam ne mot nañ 16 millions day nekk lu bëri. ñu ngi doon estimer ne at bu nekk nga am ñetti junni wala juróomi junni nit ñoo xam ne am nañ ñu bees yoo xam ne insuffisance rénale à peu près am nañ junneeg ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ñu ngi ci dialyse bi de manière générale ak di doon juróom fukk yoo xam ne hémodialyse c'est-à-dire junneeg ñaar téeméer ci hémodialyse la ñuy def am na juróom fukki nit ñoo xam ne ñu ngi ci dialyse péritonéale. alxamis bi ñuy màggal journée mondiale du rein loolee doon occasion ngir gën a ñaax askan wi ñu farlu waaye tamit fagaru ngir moytandiku feebar boobule. ñuy masawu képp koo xamante ni nag wopp boobee daal di nga koy amee ñu ñaan suñu borom daal di fëgg sa bopp waaye itam ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax ci wis wi nga xam ne moom la ñu leen jagleel mbokk yi ñu wax itam ci leneen lu ma leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Maguette Wade moom itam nekkoon aw animateur fa nga xam ne moom moo di ca RTS lépp lu ñeel wàllu média lam ci def doon na lu kenn dootul natable bëri na ci artistes yoo xamante ni daal na leen tàggat bu baax a baax tàllal leen loxo li mu ñeel nag lépp lu soxal wàllu caada la nga xam ne jot na ko cee def séq ko ak ñenn ñu dikkaat ci jaar-jaaram ànd ci ak Corombaar Ndiaye ñu seetaan.
ñu ngi ci année 1970 télé variété rendez-vous bu am solo samedi ci guddi bu jot ki ko doon amal Maguette Wade nekkoon animateur bi gën a ràññeeku ci télévision nationale ci boobule jamono xel mi màcc mu am dal waxam am solo nit kile bégal ay génération yu bari mu mënoon a ràññee lool talent moom mile génnee na ay artistes yu mag wanale leen ak public bi Youssou Ndour ba ci Kiné Lam jaare ci Thione Seck Oumar Pène Ismaïla Lo wala sax Touré Kunda ak ñeneen Maguette Wade taxaw bu baax ci lépp lu doxal aada ak cosaan bu Sénégal moom mile tax itamit turu nit ñu màgg ci wàllu aada ak cosaan bu Sénégal boobule daal day fes mi ngi gane àddina ci atum 1946 Maguette Wade doon doomu Sénégal bu dëggu moom mile bokk sax ci côté way juróom bu góor ak président Abdoulaye Wade nu ni mel la bokkee ci côté way juróom bu jigéen ak président Abdou Diouf. Maguette Wade Ndiouga Wade mi ko jur dafa nekk nit ku nga xam ne Babacar Ndickou Sarr moo ko jur Babacar Ndickou Sarr nag ñëpp xam nañ ne Ndickou Coro Sarr moo ko jur Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo Talla Wade moo ko jur moom Maysa Coro Sarr moo ko jur loolu nag la Maguette Wade bokk ak ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade ci wàllu kër ndeyam Roxay Cissé mi ko jur waa Louga la Roxay Cissé moom mbokk la ci Adja Koumba Dem bi nga xam ne moo jur président Abdou Diouf. loolu sax tax doomam yile kenn ki mu tuddee ko président Abdoulaye Wade ki des président Abdou Diouf. daf daan assumé mbokk nga xam ne dox na ci digganteem ak Abdoulaye Wade daan fa dem di ko seeti di jógee rajo Sénégal wala di jógee këram di fa dem ku fa bëgg a dem aussi mu yóbbul fa te boobu du ñëpp ñoo amoon fitu fréquenté président Abdoulaye Wade ndax boobu opposant bu Abdou Diouf la woon donc moom liñ ci mën a retenir nag musul rëññee mbokk googu dafa mës a sàmm kóllëre googu ak mbokk googu. moom mile ñuy wax ni ab bibliothèque la ci wàllu musique moom la Sénégal ñàkk rawatina ci wàllu aada ak cosaan askan wi mu bokk di Sénégal jóguñu woon ci di ko jaajëfal titre ordre national du mérite bi nga xam ne jot na ko ci atum 2015 doy na ngir firndeel moom mile carrière bu am solo bi mu am waaye itamit liggéey bi nga xamante ne lu mu waroon a def la mu def ko wàccoo ak Sénégal. Maguette Wade dëddu bàyyi ci ginnaawam héritage bu riche jëm ci wàllu aada ak cosaan xanaa rekk ñaan suuf woyof ci kaw. Thioro Mbar Ndiaye yàlla na suuf woyof ci kawam bu baax a baax moom ki nga xam ne moom moo di Maguette Wade doon na koo xamante ni duñu ko fàtte ba mukk ndax itam li mu jot a liggéey ci wàllu média rawatina wàllu caada mbokk yi ñu wëyal xibaar yi wax itam ci leneen xam ngeen ne am na fukki fan ak juróom ginnaaw bi gouvernement bu Sénégal àddoo ci li nga xam ne moom moo di njëgu dund gi jamono yi ñu fàttali leen rek jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu itam séq na ab waxtaan ak nga xam ne ñoom ñoo di acteurs yi ci woowule wàll waaye diwaan bu Kaolack foofee nag jàpp leen ne kilogramme bu ceeb bi mi ngi ci li nga xam ne 290 mu mel ni nag li nga xam ne moom moo di suukar si mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk lu ñool itam diwlin bi benn litre bi mi ngi ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñu ànd ci ak Pambay Diawo ginnaaw aw ndaje. différence bi du bëri ci prix yi nga xamante ni moom lañ fixé woon ci conseil des ministres ak li nga xamante ni moom la ñuy appliqué fii ci région bi loolu nag doon dogal boo xamante ni commerçant yi ñoo ko jël ak ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi Mamadou Camara nekk chef service régional du commerce dinu xamal prix yi nga xamante ni moom la ñu fixé ci région bi. buñ ci yokkee différentiel de transport ceeb bi yi nga xam ni moom naan riz brisé ordinaire ñu koy faral di wooye riz indien bi mënu koo jaayee lu ëpp 13 750 ñu jàpp ci détail bi 290 le kilo. pour suukar si ñu ngi jàpp que grossiste bi mënu ko jaayee lu ëpp 28 750 détail bi doon 600 francs ci ceeb d'origine américaine bi le grossiste mënul jaayee saak bi lu ëpp 16 650 au détail
ay ñu koy jaay 350 francs le kilo. diwlin bidon 20 litres bi 21 000 la ko grossiste bi wala jaay lu ëpp détaillant bi mooy jaay litre bi 1125. ngir nag prix yooyu rek ñu daal di koy appliquer ci région bi service régional du commerce daal dinay jël matuwaay yépp Mamadou Camara nekk commissaire aux enquêtes économiques di woo clients yi ñu dénoncer képp koo xamante ni gis nañ la rek ngay jaayi produit lu warook prix yi nga xamante ni moom lañ fixé. muy grossiste di détaillant boo xamante ne ni ku nekk vraiment jël say responsabilité xam li contexte bi fi mu toll ak lu tax gouvernement bi def li nga jàpp ci application yi loolu la appel bu may lancé la. yow daa ay opération coup de poing yoo xam dañ ko organiser pour que vraiment prix ñu mën ko appliquer consommateurs yi nekk ci koñ yi jëndee prix boo xam normal nga saisir les services de l'État. prix yu bees yi nga xamante ni nag dafa concerné suukar diw ak li nga xamante ni moo di ceeb fii ak fan yu néew nag prix yooyu dinañ ko appliquer ci région bi. bokk na ci lu njiit bu réew bu Sénégal wax njëg yooyu nga xam ne wàññi nañu ko ñu daal di dëppoo ak moom ci bépp goxaan moo xamante ni moo nekk fii ci réew bu Sénégal ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu yoon chambre administrative bu cour suprême daal dinay taxaw bu baax a baax ci niki tey ji lu ñeel juge Ngor Diop président bu tribunal bu Podor moom Ngor Diop xam ngeen ne moom la ñu affecté woon ci weeru août atum 2020 comme conseiller ca cour d'appel diwaan bu Cour suprême nag ci la jamono daal nay neenal boobule affectation ndax itam dañoo ñàkk dëppook li nga xam ne moom moo di article 6 bu statut yu magistrat yi xibaar boobee daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wëyal ba tey wax itam ci leneen mu soxal njiit bu union citoyenne bunt bi moom moomee daal nay dikkaat bu baax a baax ana lan moo tax ñu ajandi député wile di Théodore Chérif Monteil moom Ibrahima Mbow moo nekkoon ganuk info du matin moo ci dikkaat ak Chérif Dia ñu seetaan. opérationnel dafa gis ay jëf yu bëri yoo xam ne dëgg la feeñu ci média yi waaye yàqal na parti bi ci image ak ci cohésion ñu wax ne loolu mu doxal moom à titre individuel ak ay ñoñam moom loolu liggéey kilifa parti bi ne moom moo nekk ci gannaaw comme loolu moo nekk ci gannaaw nag ñu wax ko yëgal ko ne ko initiative yi ñu ànduñu ci saytu ko parti bi nag décidé ne avec autonomie ak responsabilité ne foog ñu suspendre ko pour que le rappeler à l'ordre ak ci parti bi am na média yoo xam ne du ci yéen affiche bi mu ngi ci document bi note bi ko invité dañoo bind Théodore président du Union Citoyenne Bunt Bi moom démentiru ko def na beneen émission ñu ne ko yaay leader Union Citoyenne Bunt Bi redressé wu ko ñu ne nag loolu mën nañ méngaloog usurpation de pouvoir Sénégal chaque fois que ñu gis benn parti buy dem dañu koy jëm a fakastal ma ne nag dëgg la popularité dans les médias am na solo lool ñu ngi koy encouragé waaye loolu c'est pas lié aux victoires électorales élections yi jóg nii ce ne sont pas les gens qui étaient les plus visibles dans les médias ñoo gagné seen i dëkk xam nga lu ma joxe yoon c'est le tour du Sénégal qu'on a fait. moom njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall xam ngeen ne ñu ngi koy xaar ni ki tey jii ci alxames gi bu ngoon jotee ca diwaan bu Tambacounda foofee bu fa jugee dina wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca Médina Gounass ngir teewee li nga xam ne moom moo di cérémonie officielle bu Daaka nga xam ne ni ki àjjuma wile la ñu ko rek daal di àpp diwaan bu Tambacounda foofee nag dina fa dem dalal fa ñenn ci ay responsable politique ak itam ay militant ca boobule région ginnaaw it tam ca diwaan bu Kédougou ca lendemain bi dina demaat fa nga xam ne moom moo di ca Médina Gounass ca région bu Kolda foofee nag dina teewe li nga xam ne moom moo di jullik aljuma laata muy teewe li nga xam ne moom moo di cérémonie officielle bu Daaka nga xam ne nag at bu yàlla sàkk dañuy amal boobule xew-xew diine ca Daaka bu Médina Gounass sax nag la ñuy des mbokk yi foofee xam ngeen ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi wutali nañu fa bu baax baax waaye lépp lu ñeel kaaraange gi wala bokk matuwaay yi nga xam ne war nañ ko faa jël nañ ko fa ba mu mat sëkk ngir rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan yi mën a amal aw gàmmu ci jàmm ak salaam. Abdoulaye Diallo diwaan bu Kolda ak la ko wër.
kaw Médina Gounass dafa bokk ci xew-xew diine yi gën a màgg ci réewum Sénégal Dental Daaka mi kuréel bi yor wàllu organisation Daaka bi dafa soxla loxo yi bépp taalibe buy wéy ci ndigalu xalif général bu Médina Gounass di Thierno Ahmadou Tidiane Ba noonee la yooyu taalibe daal di taxawale ab kuréel bi ñu duppee le cadre d'échange et d'organisation des disciples de Thierno Mouhamadou Seydou Ba. waaw COD li waral ñu taxaw ko COD dafa ñëw pour wuutu mooy mag ji fi nekkoon mooy suñu papa yi ñoom ñoo fi nekkoon moo tax bu ñu demee ba ñu bëri si ñoom génn àdduna ñeneen ñi tamit mag ñu gis ne ñun xale yi dañoo war a ñëw taxaw andi doxal bees ci Dental bi ci côté tamit lu waajur bi ñu doon doxal moo taxoon en février 2020 le 8 février 2020 ñu def assemblée générale ci centre boobu nag après ñu ci tànn ma comme président cadre général de disposition seeni bile kuréel day ñëw dooleel wala jàppale Dental Daaka ci wàllu organisation. dañuy appuyer activités yi nga xamante ne dañ koy def ci Daaka bi parce que Daaka dafa am ñu koy organiser mooy fondation du Dental Daaka mais bi comité association bi day accompagner surtout ci côté social ak activités yi nga xamante ne yu fi dox parce que Daaka en fait lu fi ñu ñëw ci mbooloo dafa bëri bi nga xamante ne aussi mu nekk àll mu nekk tamit 10 jours lu mel noonu comité bi kese organiser ko c'est vrai ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan waaw aussi tamit yeneen taalibe yi nga xamante ne mooy masse bi mooy les disciples ñoom tamit ñu gis ne dañ ci am wàll dañ ci am cër moo tax ñu jóg taxaw pour aussi tamit ñoom tamit pour gën a jàppale sëñ bi ci liggéey bi. dañuy yëngu ci fànn bu ne. mais aussi tamit def nañ yeneen tente yi nga xamante ne ci biir Daaka am na mooy fu journalistes yi nekk ñun ñoo leen defal tente bi aussi tamit gendarme yi ak ñeneen jàppale lañ leen pour ñu gën a nekk ci conditions yu gën a baax waaw loolu tamit boo xoolee loolu yëpp ci dafa bokk ci activité COD parce que COD moom liggéeyam mooy lépp li nga xamante ne luy doxal Dental Thierno Mouhamadou Seydou ci kanam gan yi gën a nekk si jàmm aussi tamit nekk tamit ci benn confort même bu dee dañ fi jàmm yàlla moo leen fi andi ak toroxlu aussi tamit quand même fekk toppatoo bi tamit bu ci war. yile taalibe ci seeni kaddu du ñu yëg benn coono ci liggéey bi ñuy amal ngir lislaam gën a jëm kanam. wàllu diine ba tey diwaan bu Bambey foofee nag delloo nañu fa njukkal bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di Alpha Kaldou Deme moom doonoon koo xamante ni ku ñu ràññee la woon ci wàllu diine taxawaay ba mu fa amoon itam bari na ñu ànd ci ak Babacar Diouf. ci diine lislaam ji kuñ ci ne mekku la woon Thierno Alpha Kaldou Deme bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk saxal lislaam ci département bu Bambey ba mu law fi ni mu mel ay kilifa yu bari bu nu xamee dara ci diine lislaam ci ay loxoom lanu jaar mu doon nit ko xam ne nii dina jafe ñu fàtte ko lay ay góor yoo xam ni matal nañu seen kóllëre ak sunu borom subhaanahu wa taala soppiwuñ ci dara am na ci ñoo xam ni génn nañu àddina am ci ñoo xam ni ñu ngi des fii ñi nga xam ni nag liggéeyal nañu yàlla yoree daara di yar nit ñi di leen xamal yàlla di leen tarbiya bokk na ci ñooñu sunu wayjur sunu kilifa Thierno Alpha Kaldou Deme rahmatullahi alayhi. ci atum 1964 ba léegi ñu ngi koy màggal fii ci diwaan bi wante ren ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di njabootam ak ñi sasu ci ñoom danoo bëgg ñu wone Thierno Alpha Kaldou Deme mu nekk exemple ci dëkk boo xam ne nii repère dafay jafe. lépp loo def te yàlla tax dafay wéy di sax di gën a baax di gën a rafet ba àllaaxira ba aljanna lépp loo def ngir àdduna bi dafay jeex te na muy jeexe du baax kon comme nag loolu lañ doon def te mu baax yàlla def ba yàlla yóbbu leen seen mission jeex njaboot gi fi des nag nee dañuy jéem a jàppoo continuer li nga xam ne nii moom lañ doon def. bésub 12 mars bi ñu jëm Bambey nar a doon célébrer yoonu l'islam ndaxte ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci jokku nar nañ fee daje am waxtaan wu rëy bu ñuy fàttali. ginnaaw Bambey ñu wutali fa nga xam ne moom moo di ca Belgique foofee nag jàppale ne takkum masque nekkatul obligatoire ca wowule diwaan xam ngeen ne mbas mi ba mu fa jaaree la mu faat ci ay doomi aadama bari na ñu dem foofee fekke fa Mamadou Ndiaye ci reportage. mbirum Covid-19 fii ci Belgique daanaka dañ ko wan ginnaaw léegi dëkk bi sax ñi ngi ci code jaune maanaam feebar bi jéggeetul dayoo looloo waral autorités yi jël ay mesures daal li nga xamante ne mooy takkum masque beeg mesure barrières yi ñu wàññi ko bu baax loolu nag nekk mbégte waa population bi. C'était très compliqué pour le masque et maintenant. fi mu toll dañoo am péex lool am soulagement ndax takkatuñu masque yi xaalis bëri lañ doon jël di ko ci dugal ngir di ko jënd am na jamono liggéeyuñu ndax Covid bi loolee andi woon ay jafe-jafe ci suñu liggéey waaye jamono ji am naa yaakaar ni lépp dina tegwaat ci yoon.
ça fait 12 ans. waaye takkum masque bi jeexul takk ndaxte ndaw ñi am fukki at ak ñaar ñoom dañuy takk masque ak ñi nga xamante ne dañuy dugg ci transport en commun yi ak ñiy dem ci hôpitaux yi. Comme vous le voyez aujourd'hui en rue, nous ne sommes plus obligés de porter des masques. boo xoolee fii ci Belgique ni nga ko waxee ci mbedd yeeg l'école yi takkatuñu masque yi donte nag am na ci ay bërëb yoo xam ne nii dañuy laaj nit ñi ñu takk ko bu fekkee dañ fa teew lool lu ci mel ni ci woto yi mbala sax ci yenn galerie commerciale yi ak bërëb yoo xam ne daal mën na dajale lu toll ba 200 jàpp 300 ci ay doomu aadama. Par exemple de plus de 200-300 personnes. mesure bi ñu teggi ñàkk takk masque yi ci mbedd yi doon na loo xam ne nii baax na it ba tey ci dund bi ndax dina tax ñu amal suñu dem ak dikk ci anam goo xam ni daal neex nañu. gannaaw ñaari at ñuy xeex ak feebar bii di Covid-19 lii ñu duppee relâchement bi ñoom seetlu nañ ko ci dëkk bi waaye pandémie bi def na fi ñombee ndax lu ëpp 30 000 Belges ñàkk nañ ci seen bakken. ñu taxaw ci li nga xam ne moom moo di les bonnes feuilles de la rédaction ni ñu koy defee alxames bu jot ni ki tey ji nag daañu taxaw ci téere wi nga xam ne Mbaye Birame Diouf moom moo ko daal di xaatim delloo ci njukkal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi seen taxawaay ci li nga xam ne moom moo di société bi ñu ànd ci ak Ibou Diouf Jaafara Ba. bindikat bi ne dafa taxaw ngir delloo njukkal ak i sargal soxna yi kookee mu gis ne ñu am solo la ci àdduna wërngal këpp loole la Mbaye Birame Diouf def dëxëñ ko ci bile téere. dama gis valeuru jigéen dama liggéey ak ay jigéen ci système Nations Unies gis seen capacité gis li ñu mën côtoyer leen ci ay moments yu difficiles yoo xam ne dama engagé parfois sama vie ci seen côté ak yeneen ak yeneen ma xam ne jot na pour que képp koo xam ne ni bëgg nga dëgg n'est-ce pas nga mën ci bay sa waar jàppale jigéen ñi. bindikat bi ne bëggul fàtte benn yoon li nga xamante ne jot na ko dund ci wetu soxna yi loole ci carrière bi mu jot a def ba jamono ji. combat bi des na ba tey et je suis très content que aujourd'hui kontaan naa bu baax su ma gisee léegi jigéen ñi di wax bu bëri dans les réseaux sociaux am ay féministes yoo xam ne nii jóguñu rek pour ne dañoo contre góor non loolu amul ñu ko interprété noonu baaxul mais dañoo jóg pour défendre jigéen ci ay droit am. ci bile téere boo ko liiree da nga seetlu gis-gis bi nga xamante ne kii di Mbaye Birame Diouf amal na ko ak yëg-yëg bi mu am ak soxna yi loolu nag la jaarale ci ay portrait ak delloo njukkal soxna yooyee. téere bi du roman essai la mais am na benn dimension roman tuuti bu nekk ci biir ndax dañ ci raconter ay scénario yu bëri yoo xam ne nii dañ ko gis ci sunu parcours dégg ko ci ay nit mu concerné jigéen ci jëf ju baax mu concerné famille aussi ndax la famille est sacrée. ci téere bi nag li gën a fës di delloo njukkal soxna yi loolu tamit may na ko mu gën a wanewaat li nga xamante ne mooy xarañteem mu aju ci wàllu bind. voilà sama digganteeg bind mi ngi tàmbalee mën naa ko wax l'an 2000 bi ma ma nekkoon commandant benn contingent bu Sénégal désigné woon mu nekk policier ak ay gendarme ma yóbbu leen Timor oriental mu nekkoon la première mission bu jóge Sénégal dem en Asie de l'Est. donc loolu lépp nag ma jëloon sama carnet petit carnet di bind ba 2013 nag ci la gisaat carnet bi. ma ne am naa chance su am souvenir yoo xam ne mën naa ko boolee ci sama autobiographie la. ki nga xamante ne moo bind téere bi di Mbaye Birame Diouf ne itam fàttewul benn yoon soxna yi nga xamante ne saa su nekk dañ leen di mettital ci àdduna bi mu gis ne lu war a jeex la. jërëjëf Ibrahima mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diawo la ñu ciy àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. lay fay Cheikh Diop. mbaa yaa ngi si jaaw. jàmm alhamdulilah mu mel ni nag wàllu tàggat yaram dañu koy door ak basketball Africa League mu mel ni nag ni ki tey jii daañu bër. ñaareelu édition bi tey repos la comme ni nga ko waxee Cheikh Dakar Université Club nag adversaire am bi ci tegu waa doomu Rwanda yi di Rwanda Energy Group lay doon ci ñooñ sax la ñuy des démb la ñu doon jouer ci seen diggante ak Slack bu Guinée victoire au buzzer maanaam victoire bu serré boo xamee ni daal ci simili ci seconde yu mujj yi la ñu ko am ci noonu la ñuy dégloo kenn ci ñoom muy dellu si ci esprit bi nga xamee ni wane nañ ko ci match bi.
match bi metti woon na torop ci money time bi amoon nañ lu toll ci ñaari poñ yoo xamante ne dañ ko waroon dab waaye gëmoon nañ ko ñaareelu ndam bi nag lu am solo la pour ñun daf ñu nar motiver ci match bi ñuy waajal diggante ñun ak Dakar Université Club. Je leur dirai que je peux jouer. Cheikh mu ngi nii nag Dakar Université Club yi tam bu bëggee qualifier faaw mu coppi li nga xam ne moom moo di doxalin. voilà parce que du que ñaari match la defagum ñaari défaite ëllëg mu nar a dajeek doomu Rwanda yi di Rwanda Energy Group entraîneur bi di Omar Diouf jàpp ni Duc daal dañoo bari ay défaillance ci wàllu organisation jeu ak surtout rigueur ci wàllu défense te loolu war nañ ko corriger suñu bëggee am ndam dañ ciy teewlu reportage Cheikh Sadibou Diarra. meneur yu doxul noonu përëx bu bëri ci jeu bi ba tax na Dakar Université Club nërmeeluwaat ci basketball Africa League bi mu mel ni des na pare. boo amul ay joueurs yu am expérience de jouer au niveau international donc si basket bi ça se voit parce que du ñu am yenn expérience pour mën a gérer yenn situation de jeu après côté technique aussi ça reste parce que si on voit le jeu de Duc donc voilà jeu bi dafa bëri précipitation voilà y a pas assez d'organisation dans le jeu à part meneur Ahmed bi ñu am noonu Ahmed Tariq voilà Ibrahima ñaa nekkul si match yi nga xool joué na démb 21 minutes parce que dugalul 0 point après une passe de def une passe décisive donc c'est un peu compliqué donc il va falloir que coach Parfait essaie de voir encore xoolaat nu muy organiser waat jeu bi. wante yaakaar mu ngi wéy di des faaw nag Dakar Université Club am yokkute ci wàllu dugal 3 points yi. ngir jàll ci beneen pàcc compétition bi. que coach Parfait essaie de voir encore xoolaat nu muy organiser waat jeu bi parce que loolu moo koy aidé parce que bu xoolaatul vidéo yi jéem a xool nu muy rectifier surtout calmer jeu bi parce que man li ma gis ci basket bi y a trop de précipitation alors que genre tournoi yi dafa laaj nga tey xam nga daal jéem a xool na organiser ce jeu après scoring bi aussi c'est très important comme li ma wax sànq rek côté scoring bëriwuñ ay gars yi mën a scorer à part un peu l'arrière Bamba Diallo scorer 3 points yi sinon meneur bi aussi un peu Ahmed Tariq sinon il faut aussi que ñaa yeewu quoi su côté scoring parce que dafa laaj ci naaru tournoi yi gars yi scoré quoi parce que bu scoré wul doo gagné. Dakar Université Club fi mu toll nii gagné rek moo ko war ci jongante yi ko dese wala mu toog bi ci njëkk di am aljuma bi seen jongante ak Rwanda Energy Group. Cheikh Sadibou Diarra dañuy wax ci wàllu football ak académie KN foot bu Fatick ñoom nag dinañu envoyé lu toll ci fukki ndaw stage fële ci Standard de Liège bu Belgique ci loolu dañuy teewlu explication président académie bi di dellu ci programme boobu ak Mamadou Ndiaye. fii centre de formation rencontrer déjà le ministre président de Bruxelles le président du Parlement ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci football bi pour que yeneen xale yi ñëw ñu jël seen formation bi def ci encore formation métier sport loolu nag lañ nekk fii ci centre yi di ko dox bii pa bu ñuy ñëw dañuy nekk ci benn centre de formation boo xam ne dañuy jàng préparateur physique jàng yeneen métiers yi massage jàng comme ça léegi beneen volet bi mooy le volet sportif loolu nag ci équipe de football yi la ñuy nekk bu loolu weesoo après ñu évaluer leen bu fekkee ne vraiment seen formation jaar na yoon ñu jël leen jëm leen a utal ay contrat ci nga te club yooyu nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal. Cheikh ñu jeexale ko ci wàllu Ligue des champions fële ca Europe Paris Saint-Germain toogati ci stade huitième de finale compétition démb ci jonganteem ak Real Madrid donc Idrissa Gana Gueye ak ay ñooñam dañu leen mujjee daan ñetti bal ci benn donte ñoom ñoo njëkkoon dugal ma ne woon sax 2-0 soo comptabilisé à ñaari match yi waaye Madrid daf leen mujj jëli ba tax na jamono ji seen club ma ngay dund crise bu métti li moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Diawo mbokk yi ñu xuus ci li nga xam ne moom la xët yu njëkk yéen kaay xëy fësal ni ki tey ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
wax yaa ñu saf ku mu tax a wax loo xamul mujjee fa Pape Amadou Sarr mujjee ubbi l'Observateur Pape Amadou Sarr ma jiite woon DER di délégation à l'entrepreneuriat rapide yéenekaay bi nee nañu Macky Sall dàq na ko démb wax ju ma waxoon bërki démb ci journée de la femme gi wax jaa ëpp ci la ñu ko dàqee ne dañoo gis ca waxam ja ay kàddu yu xotti war may l'islam Pape Amadou Sarr dane ak fi jamono toll ñu naan jigéen warut a jox loxo kilifa diine te bu guddi jotee mooy loolu mu neet xamul lu tax ñu naan bu ñuy julli jigéen ñi ca gannaaw la ñu war a taxaw nee neet xel mënut a nangu li l'islam ne bu ñuy miraas na góor am ñaar jigéen am benn waxuma ko Pape Amadou Sarr ma jiite woon DER moo ko waxoon am na yeneen yu mu ca teg yu ci l'Observateur teg yooyu mënuma ko cee teg journal Le Quotidien xëy teg coow li ci xëtam mu njëkk ba dañuy wax ne waxam ju rëy joojee moo ko sànk ne ba mu ko waxee ñu koy mbambaka ngawtee ci réew mi ci ëllëg sa ci la njiitu réew mi Macky Sall defee ab décret tëbal ko Vox Populi nañu borom DER dafa déraper Macky Sall dagg boppam la si ne kay mel ne ku naan ñu li wala fi naan kuy def garab goo gis rocc ko di nga mas a rocc garab gu ànd ki dégg loolee moo dal Pape Amadou Sarr wax ju mu wax moo xundu kilifa diine yu bari ci réew mi ba tax ñu wàccee ko journal La Tribune di ko dëggal bind ci xëtam mu njëkk ne président Sall wàccee na Pape Amadou Sarr réew mi quotidien nañu Pape Amadou Sarr ma jiite woon DER dàq nañu ko Walf Quotidien nañu ndax yàlla nit def lu defuwul ci réew mi ay sanction fekk ko ca journée de la femme gii weesu Le Témoin nee nañu xawma kan waaye Pape Amadou Sarr moom du ko gaaw fàtte ne da doon wut lu neex jigéen ñi ba far fa wax awraa jigéen sàllaw lu diine l'islam ba tax ñu dàq ko Macky Sall mi ko dénkoon DER di délégation à l'entrepreneuriat rapide Le Témoin nee nañu nangoon na ko ci moom ba jox ko keneen ku ñu naan Jimo Souaré ab député la bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar dëkk ca Goudiri moom député Jimo Souaré Témoin nee nañu moo jiite léegi DER Direct News mel ne ku naan ñu Pape de la DER di Pape Amadou Sarr mi Macky Sall dàq bu ñu ko dàquloo ndax lii dinañ ko dàq ndax leneen ne financement gi ñu ko dénk ngir ndaw ñeeg jigéen ñi bari nañu yàgg ŋàññi ci réew mi na mu coy doxalee 2018 ba léegi DER mi ngi ak fanweeri milliards yoo xam ne état bi moo ko jox te loolee bokkewul ak li partenaires financiers yi di dimbalee DER yi mu di ay milliards yu bari yoo xam ne femmes ak jeunes yi ko tax a jóg feeñul ci ñoom moom mi dàq Pape Amadou Sarr di président Macky Sall moom la l'Observateur xëyee ci xëtamu njëkk gouvernement bu yees bu ñuy junj ci réew mi bu yàgg ba léegi ak waxi poste premier ministre bi ñu ne dañu koy dellu si ci réew mi bu yàgg ba léegi calcul politique yu bari ci laxasu yéenekaay bi nee nañu tax nañu bari ñoo ngi laaj ndax dellu si poste premier ministre farata la ci réew mi élection législative yi ñuy wàcc ci réew mi enquête yéenekaay mi ngi ñuy xamal ne système parrainage ga ca am ak ni ñu ko bëgg a doxalee problème bu rëy la nar a doon ci candidat yi rawatina ci ñi fare ci opposition bi lay fo nañu parrainage gi ñu bëgg a dellu si ci wote législative yi daanaka majorité bi di waa Benno Bokk Yaakaar rekk ñoo ci ànd waaye ñi ci des ñëpp safaan wala ñu gis ci xët mu njëkku yéenekaay bi kàddu yu Moussa Sarr bu LD bokk ci Benno Bokk Yaakaar kàddu yu As Babacar Gueye bu parti réew mi bokk ci Benno Bokk Yaakaar yu Saliou Sarr bu Yewwi Askan Wi ak Déthié Fall ñoom ñëpp ñoo ngi joxe seen xalaat ci journal bi source waa nañu système parrainage bi ak ni ñu ko bëgg a doxalee guléet muy am ci élection législative moo waral waa direction générale des élections ñoo ngi nësër ñeenti réunion ngir liggéey ci altine ci suba war nañoo gisee ak société civile bi giseet ak waa Sénat ci ngoon si ñu daje ak parti politique yi ci ëllëg sa di talaata ñu daje ak taskatu xibaar yi xibaar bu yéeme ci xët mu njëkk l'Observateur benn maire bu am 82 ans maanaam juróom-ñett fukkeet ak ñaar dëkk ca Daaru Musti moom la ñu sàcc juróom-ñetti bëyam l'Observateur nañu bi ñu ko yëgalee dafa def crise cardiaque ba ca la jaare faatu. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ci li gënoon a fës ci yéenekaay yi mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média laata ñu jékki ñu delloo Pape Cheikh Diallo li nga xam ne moom moo di lengey mu wéyal Midi Plus Pape ma bàyyi la nga wéyal. Cheikh Ngoné ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay delloo ngërëm li yow itam bu baax a baax di la jaajëfal. jaajëf kontaan nañu donc rédaction bi di diggee daje ca kanam à partir de 19h soir d'info ak